mbokk yi ñu ngi leen di nuyu fi ñu leen doon nuyoo fii ci seen rajo APR New York tey ji la àjjuma di juróomi fan ci weeru octobre ci 2018 ñu fas yéene ñëw ak yéen ci suñu émission niñ ko daan defee àjjuma bu jot ci waxtu wi 11h ba minuit seen mbokk Pape Babou moo nekk ci micro bi jàkkaarloo ak coordonnateur am technicien wu rajo bi Baboy Kane ci sama loxo càmmooñ Moussa Ndiame Ndiaye defe naa kenn dut leen ko présenté ti dimanche passé rek gis nañ lu rëy li mu def ci rajo Modou International dinañ ci ñëwaat ñëpp a ngi koy coow xam ne boroom xam-xam ku ko woo ci waxtaan boo ci jógee di nga kontaan mais balaa loolu bu ngeen bëggee déglu rajo bi mën ngeen daal di daayal seen téléphone rek 641 552 8762 641 552 87 62 bu ngeen ko bëggee déglu ci internet bi www.wpat930am wpat930am buñ demee ba ubbi téléphone bu dee xaj na ci ndax tey ji moom programme bi def naa chargé na numéro bi 212 219 96 95 lay doon ñu weccoo xalaat wax ci suñu réew te teg ko ci ak nite te bañ a lekk am ngooñ nañ ñuy lekk ci dugub ji te teg ko ci rek ak nite parce que bu dee ay nit dong ñooy waxtaan ñaar bu ñu bokkee fàttaliku waxtaan dina leen yomb kon seen émission mi ngi noonu dañuy daal di dem ci ay yégle yu neex ak yu naqari xam nañ ne ubbite sawiye bi yàggatul le 12 la xam nañ ne guddi Serigne Saliou Samb gi le 8 la dinañ am suñu mbokk léegi Serigne Baye Fall mu ñëw ci lu toll ci benn minute rek waxal ñu guddi sëñ Saliou Samb gi ak sëñ Saliou Samb ci boppam am nañ fi itam ñaari tàgge yoo xam ne yu naqari la yooyu damay wax ne sama tàggee bopp la parce que ki faatu moom yaay la ci man ma xam ko bu baax muy soxna su baax a baax a baax ñeme njaboot bëgg ay mbokkam këram boo fa demee ku fa dëkk ku fa dëkkul kenn du ko xàmmee ku ñëw rek ci nga bokk dinañ ci ñëw léegi mais balaa loolu rek xam naa ne damay nuyu sama technicien nuyu Moussa Ndiame Ndiaye en attendant Moussa maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Pape. na nga yendoo. alhamdulilah. namoon lañ la ci studio bi. maa leen rawoon. da nga ñëw réeroon mais dellu siwaat nga. waaw yaakaar nii lañ koy jàppee rek ba niñ koy waxee. incha allah ba le 24 février ci ngoon ba fanaat suñu président incha allah. incha allah rabbi boo paree am na benn mission bu ma lay sant boo xam ne Omar Kane laa bëgg nga wër ko ba tegal ma ko ci sama loxo. awul benn problème. loolu yow laa koy sant. awul benn problème balaa loolu technicien coordonnateur maa ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay ziare di nuyu mbokk yëpp déglukat yi di déglu ñi déglu waxtu wi di nuyu aussi waa parti bi yëpp. na nga yendoo. macha allah sant yàlla bu baax a baax. ay ci kon lu ñuy jëkke. waaw léegi dañuy dem directement ci tàgg bi. tàgg bi kon mën nañ cee dem nii. waaw kon bismillah. nu muy demee. bismillahi rahmani rahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر saddaxalaahu la sima bàllaxa rasuluhul karim Serigne Mbaye Sy Mansour xalifa général des Tidiane ca Tiwaawoon Serigne Mountakha Bassirou Mbacké xalifa général des Mourides ca Touba Serigne Fallou Diop di goro ci ki faatu Aji Dieng di doom ci ki faatu fii ci New York Kinde Ndiaye ak boroom këram fii ci New York Soxna Ndiaye ak boroom këram fii ci New York Ibra Ndiaye fii ci New York Pape Babou fii ci New York Maam Lees Silla fii ci New York Modou Fall Ndiaye fii ci New York Mbay Ndiaye wala Baye Ndiaye fii ci New York Mbay Busa Ndiaye fii ci New York Mor Dem fii ci New York Binta Tavares fii ci New York Ale Diop fii ci New York Momi Ndiaye fii ci New York ñoo am naqar ak tiis di leen yëgal genn àdduna ak seen yaay seen bàjjan seen goro seen maam soxna Fatou Ndiaye soxna Fatou Ndiaye génn na àdduna tey jii la 5 octobre ca Tëngéej
ajjuma 5 octobre ca Tëngéej ñu fas ko yéene jébbal boroomam suba samedi 6 octobre ca Tëngéej soxna Fatou Ndiaye ñu koy ñaanal yàlla na suufu Tëngéej woyof ci kawam yàlla na ko suñ borom jéggal yàlla na ko suñ borom xayre àjjanay firdaws te njaboot gi mu fi bàyyi yàlla na ci suñ borom teg loxo naam suñ borom mës a teggi loxoom waaye yàlla na suñ borom gën leen a dëgëral أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم Serigne Maam Mor Mbacke xalifa maam Cheikh Anta Gaawaan ca Gaawaan Serigne Fallou Diop di góor ci ki faatu Aji Dieng fii ci New York di doom ci ki faatu Mariama Dramé ci New York Sagar Dramé Best Breeding fii ci New York Ndey Dieng fii ci New York Abi Wade fii ci New York Mère Sène fii ci New York Kiné Ndiaye fii ci New York ñoo am naqar ak tiis di leen yëgal génn àdduna ak soxna Fatou Ndiaye soxna Fatou Ndiaye génn na àjjuma tey jii ci àjjuma ji 5 fan ci weeru octobre ca Tëngéej dinañ ko jébbal boroomam suba ci samedi ji 1 fan ci weeru octobre ca Tëngéej soxna Fatou Ndiaye ñu koy ñaanal yàlla na suufas Tëngéej woyof ci kawam yàlla na suñ borom jéggal ko yàlla na suñ borom xare ko àjjanay firdawsi te njaboot gi mu fi bàyyi yàlla na suñ borom may leen xolu muñ te dëgëral leen ku ci bëgg a am lu gën a leer wala nga bëgg a jaale man ngaa woo Serigne Fallou Diop Gorom ci 917 254 18 32 917 254 18 32 boo bëggee woo Aji Dieng wala Serigne Fallou Diop koo ci woo rek da nga jot ka ca des kon soxna Fatou Ndiaye ñi ngi koy dolli ñaan suñ borom jéggal ko te xare ko àjjana أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى waa ba tey dañuy yow rek xam naa ne te def yëgle yi benn yoon comme niñ koy waxee rek sawiyee Seydi Alaaji Malick bi xam nañ ne ubbite bi le 12 bii ñu jëm la ci weeru octobre ci 2018 ñu cey woo képp koo xam ne ab jullit nga ni ñu ko waxe woon lañ koy waxaate jàkka suñu boroom moo ko moom jàkka yàlla moo ko moom ubbite jumaa la jar na sol dalli weñ di ko doxe ba mu jeex te lu ca waaye def sa bopp nga ko defal suñu boroom ku ko tabaxal kër ci àdduna mu tabaxal la kër ci àjjana te kër suñu boroom gu mu tabaxlu ay malaakaam jullit bu mu jombulit boo defee lu la ko may war nga ca bànneexu bu boobaa kon ñi ngi ci woo ñëpp kër balaa cher dafay pare jàkka balaa cher dafay pare ndox ma dañ koy fay courant ba dañ koy fay téléphone ba dañ koy fay njàpp ma guddeeg bëccëg suba ngoon amul limite kon fii ba àddunay tukki jumaa ji dafay soxla ndimbal kon bépp jullit bépp taalibe seex fu doom aadama di wax ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah ña nga la fay woo le 12 octobre 2018 ñu ànd ubbi jumaa ji te jàpp ci bu ubbite bi jàllee ba suñ dundit jeex ba ñu jox jàkka ji suñu doom ak suñuy sët ndax lu doom aadama yàgg da nga fi fekk jàkk da nga ko fi bàyyi kon ñun ñëpp nañ ci jàpp beneen bi ci def Serigne Saliou Sam dafa mel technicien am voilà assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe mbokki Amérique mbokku jat Serigne Babacar Sy Mansour Hadji Talla Ndiaye ak Serigne Fally Ndiaye di ànd ak waa daayira Maam Fa Wade Wele bi ci taxawaayu Ajaratu Maram Cissé ñuy yëkkati sunuy kàddu ci ndigalu xalifa général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour ak Serigne Pape Malick Sy di porte-parole njabootu kër Mame El Hadji Malick Sy nar a dikk fii ci États-Unis ngir lan inauguration zawiya Mame El Hadji Malick Sy incha allah ñu fas ko yéene def le 12 octobre ci taxawaayu kan Serigne Sidi Ahmed Sy bu Maam Habib bu Cheikh Seydi Hadji Malick Sy moo nar a teeku gan ñooñu ànd ak xadara Seydi Hadji Malick Sy ak communauté sénégalaise bi nekk fii yëpp nag ñu nar a teeku sunu gan Serigne Pape Malick Sy ànd ak
bépp njaboot bépp taalibe bépp muqaddam te nekk ca Sénégal incha allahu rabbi nekk ci diaspora bi ak fu ñu mën a ne ñu ngi ñëwee di xaar ci bis boobu di la 12 kon nag mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki Amérique tarixa yi ne nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi yëpp nag ñu ngi leen di invité di ànd ak ñoom ci bis bi nga xam ne nii ñoo bokkoon liggéey bi di ko taxawal muy liggéeyu l'islam di liggéey sunu borom boo xam ne nii tey yaakaar naa ne yëkkatiku l'islam la ndamu l'islam la kon nag jullit yi ñoo am ndam kon nag ñu ngi koy yëgal waa Gàlle Cheikh ci Brooklyn di ko yëgal waa Gàlle Cheikh Omar waaye di ko yëgal waa kër Cheikhul Khadim fii ci États-Unis ñu leen koy yëgal bis bu màgg boobu waaye ñu ngi koy yëgal waa kër maam Baye Niass waa kër maam Khalifa di ko yëgal waa Darou Salaam Staten Island daayira Layen bi waaye daayira Ngourane ñu ngi leen koy woo waa Boggal association bi nga xam ne mooy association Gambien yi ak bépp association bu nekk fii ci dëkk bi association des Sénégalais d'Amérique ci taxawaayu président Ibrahima Sow consul général El Hadji Ndanga Ndaw waaye bépp ambassadeur bu nekk ci dëkk bi ñu leen koy yëgal di ci ànd ak waa New Jersey ak Staten Island ak fépp fooy mën a ne ñu ngi lay yëgal bis bu mag boobu di bis bu l'islam di le 12 octobre mbokki jullit yi mbokki taalibe yi lii mooy yëgle bi nga xam ni waa xadara Cheikh Seydi Hadji Malick Sy bi nekk fii ci New York ñoo ànd di yëgal jullit yàlla yi bis boobu ñu ànd ceeg ñoom wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu kon mi ngi noonu ñoo ko déggandoo li ñu waxoon la ñuy baamtu jàkka yàlla moo ko moom ñun ñëpp nañu pare dem ca jàkka ja jàpp ci suñu bopp lañ ci jàppal kon léegi ñi ngi ak Serigne Modou Fall Baye Fall ci antenne bi mu bëgg a ñëw indil ñu ay kaddu ci guddi Serigne Saliou Samb gi nga xam ne moom itam le 8 octobre la soreetul ndax tey la 5 sëñ Modou Fall Baye Fall ñi ngi lay nuyu. jërëjëf Pape ñu ngi lay fay. bisimilah di la sant di la tatagal di sant Daouda Sarr sama bombo bi génn léegi. dem am nañu ndax El Hadj Malick ku taxawal yéegu yàlla mais El Hadj Malick nga ko taxawal ci kaw suuf sa sar pa de sànde yàlla nag nee na ku ko tabaxal day toll ak tàggum picc ci kaw suuf ma tabaxal la kër ca àjjana. nañ ci sant yàlla sant yonent bi sant El Hadj Malick ak ñoom ñi ànd ak ñëpp ñu def néegu yàlla boobu ñu seen xel dal. ndax kat yàlla nee na ku ko tabaxal luy toll ak tàggum picc ci kaw suuf ma tabaxal la kër ca àjjana ñoom seen xel pare na. ma sama goro ma dugg Pape ma dugg ci ndigal li ma xëy ne moom la ma sëñ Saliou Mbacké jox. ci cant ci jara sant. ki ñuy sant mooy kan muy sëñ Saliou. borom mbuur borom jàppandal borom dër bi. sëñ Saliou de moom bi mu toogee dafa wax de. sëñ Touba dafa laajat mag ñi ne ñëw leen ma def ci yéen. waaye moom daf ne jox leen ma ndaw yi ma def ci ñoom. sëñ Saliou sant na juróomi téeméeri dëkk yoo xam ne dëkk bëre def na ko juróomi téeméeri ponkal sant na Daaru Xudoos dafa juróomi téeméeri ponkal mboolem xalifa sëñ Touba yi. seet juróomi téeméeri ponkal yoo xam ne yi dañuy jàng alxuraan di xam la alxuraan ak xam-xam di topp sunu yonent bi di liggéey di dundee seen ñaq sëñ Saliou loolu la def. loolu nag dox leen ma ndaw yi sëñ Saliou ñëpp a ko war a sant. góor ñi war nañ koo sant jigéen ñi war nañ koo sant ndaw ñi war nañ koo sant mag ñi war nañ koo sant sëriñ si war nañ koo sant. ndax liggéey ak jaamu yàlla ku sëñ Saliou yar nag nga am di sant day sant sëñ Saliou dañ la cee jàppale waaye sëñ Saliou borom mbuur ñëpp a ko war a sant. ndax sëñ Saliou kat doomi sëñ Touba yi waaye am na lu moo xam nee na kat lu lislaam oo météo dafa doon ca yàq waaye lislaam day jooy na xaj ndax sëñ Saliou def ci lislaam ku ne tëngee ci sa bët ku lamb daj ko borom mbuur borom ngot borom jàppandal moo woote cant bi yéen koy sant yàlla nañ ci àgg bismillahi rahmaani rahim tàmbalee ci bismillahi rahmaani rahim àggale ko alhamdulillahi rabbil alamin Pape Diop ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp dina xamal it jumaay sëñ Touba ji maa ngi ci engagé naa jox nañ ma carnet wandale yi dugal naa $4,800 ñu ngi ci képp koo xëy na daje naa yow baa mi wandale joxeel boo amul leen ko fasaale ma ñu fasaale li ci liggéey bi sëñ Touba li suñu ko naal yenn naaw ñu ne jaañ bi di sëñ Touba lañ ci tànn dara àggut bu soobee Seex al Xadim dana àgg mën a coleet yàlla ñu ko fekk tatal ko sëñ Saliou Mbacké jërëjëf Pape Diop jërëjëf yàlla yàggali ñu ko jëf asalaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf ñu ngi ko waxee sëñ Saliou ku jara sant la ndax sëñ Modou Fall Baye Fall nun ko waxee noonu la Serigne Saliou Mbacké ku jara sant la ndax nee naa ku doon wër àdduna bi ku gis jullit bu liggéey 10 milliards CFA jox ko yàlla boroomam
boo ko amee néew mu doo ko am waaye doo barile fukki milliards la teg ci taabal ji bi muy defaraat Touba te bam koy defar ñëpp xam nañ ne moom taxul ndax boobu juróom-ñeent fukki atam léegi mu mat kon liggéey fukki milliards jox ko yàlla ku doon wër jullit bu ko def ci àdduna bi boo nee benn nit doone ñaar musuma dégg jullit boo xam ne def na ko ci àdduna ci ku dul sëñ Saliou kon jar naa sant yàlla na ko suñu boroom fay te fayaale ñun ñi koy déglu ñëpp kon léegi dañuy daal dellu suñu émission dañuy daal di dellu suñu émission Moussa Ndiamé Ndiaye loo xam-xam ma demba gën laa xam ma demba président Macky Sall démb dem na université Cheikh Anta Diop de Dakar tabax fa juróom benn bâtiment yoo xam ne 9 junniy lal moom lay jël yow jaar nga université Cheikh Anta Diop de Dakar sàng maa ngi dégg Mary Teuw Niane ne ñoom bi ñuy ñëw 93 000 étudiants la ñu fekk université Cheikh Anta Diop de Dakar tey ñu ngi ci 167 700 étudiants biñ nekkee ci pouvoir bi 2012 ak léegi yow jaar nga université defe naa ne la fa metti fala la fekk la fa neexit fala la fekk ndax président bi li mu def ci université yi nekk Sénégal yépp nga may limal ndax ci histoire Sénégal am na président bu ko defagul Moussa. jërëjëf Pape maa ngi leen nuyu encore di nuyu auditeurs et auditrices yi ñuy déglu Pape question boobu vraiment dina ma neex trop ma tontu ci parce que soo xoolee président de la République li mu def ci enseignement supérieur. amul kenn soo boolee li ñu def diggante 1960 ba 2012. li mu def multiplié na ko par 3. moom li mu def ci enseignement supérieur kenn mus ko ci def. te li la koy won soo jëlee par exemple UCAD mooy université Cheikh Anta Diop. université Cheikh Anta Diop soo ko jëlee donc moom donc li mu fa def ci investissement jëlee ci campus pédagogique bi def na fa ay amphithéâtre soo xoolee ci faculté de médecine yokk def na fa amphithéâtre yu bees def ay salle de classe def fa laboratoire TP yu bees ba pare pour un coût de 2,5 milliards ba pare mu def 3 nouveaux pavillons yow benn pavillon bi ci nekk mu ngi def 1044 lits mu tolliwaat yeneen de 4 pavillons de 208 lits ñu am un projet de 4000 lits moom moo tax ci foofu noonu donc déjà lii campus bi nga xam ne mooy campus pédagogique bi li ma la ci wax nga xam ne te amphithéâtre yi ma la wax ma def fa yu bees yi salle de classe yi laboratoire yi yooyu ba pare campus social bi nga xam ne fa la étudiants yi dëkk mu def li ma la wax nii 3 nouveaux pavillons la fa def pavillons yu bees mu 1044 lits 4 pavillons yoo xam ne 208 lits léegi total bi nekk ab 4000 lits yoo xamante ne bi yàqu na ko lii waxuma la li nga xamante ne bi tey jii jël na ko ci ñi nga xam ne ñooy enseignants yi soo xoolee tey foofu noonu ñoom waxatuñu dara parce que ñoom am nañu logement am nañ plus de 115 logements yoo xamante ne bi bees tàq yoo xam ne da leen koo defar a jox leen ci biir université bi ñu logé ko ci biir université bi waaw dañ ko def ci ay côté Mermoz waaw foofu lañ ko tabax donc man mii di la wax am naa 2 promotionnaires yoo xamante ne bi foofu lañ logé parce que ñu ngi enseigner foofu donc pour te dire li ma lay wax ci loolu rek mooy UGB mooy kii kon mooy université Cheikh Anta Diop soo jëlee UGB def na fa investir fa tolloog 6,4 milliards mooy bi nekk Saint-Louis extension bibliothèque bi def na amphithéâtre de 1000 places def auditorium de 1000 places def 3 amphithéâtres de 250 places def 3 pavillons une capacité de 156 lits benn bu ci nekk mu nekk un total de 2000 lits yoo xamante ne bi moom la war a réceptionner UGB mu dem ci université Assane Seck bu Ziguinchor mu def fa benn investissement bu tolloog 6,2 milliards léegi université Assane Seck boobu donc soo xoolee par exemple amphithéâtre de 150 ak beneen amphithéâtre de 500 places yokk na ko fa yokk fa ay locaux pédagogiques yoo xamante par exemple mooy salle de TP yeeg yooyu ak laboratoire ba pare def fa ci bâtiment yi ñu dëkk ñoom mu def fa 2 bâtiments A et B bâtiment boobu pour héberger les étudiants benn bi ci nekk soo ko boole au total 1000 lits additionnels donc mu jóge foofu mu ñëw ci université Alioune Diop de Bombay
Aliou Diop de Bambey 4,6 milliards dafa investir donc pour finaliser bâtiment pédagogique yi pare yokk fa amphithéâtre de 500 places salle informatique salle de cours 50 ak salle ak yeneen salle yoo xam ne 100 places lay jël ba pare yokk fa bibliothèque ba pare laboratoire yi aussi mu yokk fa yeneen laboratoire ba pare équipé ba fa nekkoon ba pare bureau enseignant yi parce que enseignant yi dañu amoon problème foofu parce que soo gisee yi ma lay soo gisee Assane Seck ak Bambey ay centre universitaire lañu woon donc yoruñu woon équipement yëpp comme yi université yi yor donc soo gisee sax enseignant kii ni ñu koy sax bureau enseignant bureau administratif ak enseignant yi yu ci bëriwul woon parce que bâtiment yi ndaw rek lañ fa defoon mu ñëw def ko am bâtiment yi ngande yoo xamante ne bi ñoom ñëpp mën na leen a héberger plus ci loolu mu def bureau enseignant yi ba pare mu def bâtiment yoo xamante pour héberger les étudiants de 100 lits yoo xam ne def na ko ci université boobu nga ñëw université de Thiès université de Thiès dafa regrouper l'école polytechnique de Thiès et l'ENSA ak IST ñoom ñett la regrouper soo gisee université de Thiès def na fa auditorium amuñu woon auditorium def na fa rectorat bi defar na bâtiment pour rectorat bi fu ñu mën a nekk parce que ñu ngi logé woon ci début bi ñu ngi nekkoon ci école polytechnique fi administration polytechnique nekkoon fa lañu nekkoon mais léegi am nañ seen kii bopp léegi mu def hôtel de l'université tabax na ko fa ba pare def fa réhabiliter l'hôtel du Rail boobu mu ngi nekk 250 chambres yoo xamante ne pour étudiants yi nga xamante ne moom moo ko defar foofu pour ñu mën a héberger étudiants yi foofu bokkul ak yi nga xamante ne ak salle multimédia ak bibliothèque centrale parce que soo xoolee université polytechnique amoon na bibliothèque am ENSA am bibliothèque am mais dafa ñëw def ce qu'on appelle benn bibliothèque bu bees mooy bibliothèque centrale ba nga xam ne moom moo regroupé les trois pôles IST bi nga xam ne moom fa la jàngee nga fa lañ ko transféré IST bi moom ak équipe polytechnique ak ENSA ñoom ñoo bokk nekk li nga xam ne moom mooy université bi ma lay wax muy université de Thiès léegi nag am li ñuy wax aussi université virtuelle université virtuelle bi mu ngi nekk Diamniadio université virtuelle boobu président de la République taxawal na ko ñi ak université Amadou Mahtar Mbow Amadou Mahtar Mbow 10 000 lii la war a jël 10 000 la war a jël léegi université bu Saint-Louis bu kii kon bu Kaolack ba Alhaji Ibrahima Niass très bien mu ngi nekk actuellement en cours de construction mais bu Amadou Mahtar moom en ce qui concerne les infrastructures moom waxatuñ ko dafi des fi nekk nii waaw da ci des mooy équipement ak yooyu taxawal pour taxaw université virtuelle bi aussi la même chose te université virtuelle bi li ci kii mooy dans chaque département y a 45 centres yoo xamante ne bii virtuel yoo xam ne dañu leen def ci chaque département dafay am benn centre virtuel boo xam ne dañuy connecté ak université virtuelle bi nekk Diamniadio donc dans chaque région déjà étudiants yi mën nañu toog foofu dëkk foofu di xëy di jàngi ci biir te ci université ba lañ bokk mais maanaam jarul ñuy déplacé wu di ñëw Dakar wala ñuy déplacé di ñëw fenn parce que ci biir département bu ci nekk am na benn centre boo xam ne ñu ngi lay fay taxawal centre virtuel boo xamante ne étudiants yi dañuy ñëw foofu di jàng en ligne connecté directement avec l'université virtuelle bi nekk Diamniadio donc loolu ku concevoir lu toll noonu tey ci juróom-benni at nga def ko waxuma la nag bourse yi mu yokk temps yi passé léegi waxuma la aussi li nga xamante ne bi mooy enseignants yi nga xamante ne bi jox na leen ay logement plus maintenant 100 laboratoires yoo xamante ne bi dañ leen tabax yu bees équipé leen bokkul ak labo yi fi nekkoon nga xamante ne récupérer labo yi soo demee par exemple ci faculté yu bari yi nga xamante ne bi les facultés techniques ak les universités kii yi nga xamante ne comme université de Thiès nga xamante ne c'est beaucoup plus technique aussi laboratoire yi fa nekkoon équipé na leen bokkul ak laboratoire yu bees yi nga xamante ne bi indi na leen 100 laboratoire yoo xamante ne bi dañ leen di partager université yi équipé leen donc loolu tey jii su fekkee ne def na ko je crois que président de la République moo tax tey nga gis li nga gis. waaw léegi foofu da nga koy téye foofu ma ñëw parce que bala ñoo dem ci audio bi ci discours président bi. damay ñëw ci benn commentaire boo xam ne Mary Teuw Niane moom laa doon seetaan sànq. nee na bu njëkk bourse yi. étudiants yi sax dañ doon joxe bourse. politiciens yi di joxe bourse. professeurs yi di joxe bourse. waa administratif bi di joxe bourse. ñoom bi ñu ñëwee non seulement nee na fraude boobu yëpp dindi nañ ko. dañ ko audité li ñuy joxe ci bourse moo gën a bari. mais dindi nañ fraude boobu yëpp. ba pare boole ci léegi nee na xale bi bourse am ni mu koy amee. mu ngi dépendre ci bu amee bac moyenne bi mu génnaale. waaw
performance. voilà performance. waaw donc nga xam ne loolu dina sawarloo xale bi. ba mu paree dem université. dina nangoo jàng pour am moyen bu baax. parce que nee na soo amee 14 jëm kaw. ci ngay am bourse excellence. soo amee ay 12 ak yooyu am na nuñ ko lijjantee. di nga am mais doo am loo xam ne tolloo naag. kii am 14 loolu lay am. bon léegi dañ koy téye foofu ñu dem ci technicien bi mu tegal ñu discours président bi démb bu ñu tegul lépp ñu teg ci lu bari pour am idée ñëwaat ci am na lu ma la war a laajaat Moussa. d'accord. technicien machine bi kon mi ngi am benke ñenke ay ca bopp. Celui pour vous rappeler que les défis qui vous attendent sont importants. Celui qui me paraît être le plus évident est celui de l'apprentissage à la citoyenneté, à la construction de la paix et au respect des valeurs qui nous sont communes, qui sont les valeurs de la République. Vous savez, j'ai été dirigeant du mouvement étudiant. Il n'y a qu'à aller dans les archives de la fac des sciences. J'ai été le président des élèves ingénieurs de l'amicale des élèves ingénieurs de l'IST. J'ai aussi revendiqué, et c'était normal. Un étudiant doit revendiquer, c'est tout à fait normal. Ce qui n'est pas normal, c'est de casser des bus ou de se frotter aux policiers, parce qu'ils sont dans leur boulot aussi. Eux, ce sont les gardiens de l'ordre public. Ils sont recrutés pour ça. Ils sont payés pour ça. Et c'est pour le bien de tout le monde. Donc moi, je rêve d'une université où étudiants et policiers, comme aujourd'hui, président de la République et étudiants la main dans la main, dans votre campus, nous pouvons échanger, parler de vos problèmes et des solutions que nous sommes prêts d'apporter. Après la grève qui a suivi le décès de l'étudiant Falloussen, paix à son âme, je vous ai reçu pendant plusieurs heures, université par université. C'est après ces concertations que j'ai décidé de réduire les prix des restaurants, parce que je sais qu'il y a encore beaucoup de problèmes. J'ai décidé d'augmenter le niveau des bourses, parce que nous connaissons les difficultés. J'ai été étudiant, je vous l'ai dit. Nous étions aussi parfois sans ticket. Nos bourses, moi je l'ai partagé avec ma maman. Je l'ai fait. Donc je sais combien la bourse qui est donnée à l'étudiant est fondamentale dans sa formation. Ce n'est pas simplement pour couvrir des charges des centres des œuvres universitaires. Nous connaissons parfaitement vos problèmes, mais il faut que nous les traitions de manière responsable. Et éviter ceux qui pensent qu'ils peuvent jeter de l'huile, créer la confusion. Ça, c'est des histoires. Soyons tous lucides. Nous avons été aussi dans les mouvements politiques à l'université. Nous savons, moi je sais parfaitement comment ça se passait. Hein. C'est les mêmes méthodes jusqu'à présent. Voilà. Aller prendre des mots d'ordre, c'est aussi vieux que le monde. Essayer de chauffer, n'acceptez pas, il va venir là-bas, il faut jeter les cailloux. Heureusement, il n'y a même pas de coton qui a été jeté. C'est pour vous dire simplement que je suis prêt à travailler avec vous. Mon gouvernement est prêt à travailler avec vous, votre ministre de l'Enseignement supérieur, les autorités, les recteurs, qui sont vos autorités académiques, mais aussi les directeurs des centres des œuvres universitaires. Voilà, kon defe naa ne Moussa. Dégg nañu discours président bi muy discours bu daw yaram nag. Te itam defe naa ne nit ñi naqari wu ñoo waxal. Dañoo bëgg nga wax leen lu ñu mën a dégg. Parce que étudiants yi bu fekkoon ne dara soppeekuwul ñoom dara du soppeeku. Étudiant moom ku xam na ne ku ko contrôler. Am na lu tax nga contrôler ko kenn du ko contrôler ci ay waxu kese. Bu fekkoon ne defu fa dara bu fa demee. Dafay tàng na mu demee woon bu njëkk. Ba mu demee bu njëkk bien vrai que poussé woon nañ leen mais booba ubbeeguñ seen xel déglu ki ñu fal lan la nar a def ak lan la bëgg a def. C'est normal mais bi ñu gisee fi mu jëm fi mu leen jëmale ñoom démb ni ko président waxee coton sax yëngatuwul waxuma na xeer dem. Donc li ma bëggoon nga ñëwal ma ci commentaire ma bëggoon nga defal ma ko Moussa. Jaar nga université am na ay président yu fi jaar kii mooy 4e. li mu def ci enseignement supérieur ci Sénégal yëpp benn président defagu ko fa ndax sénégalais yi dañu door a far sénégalais wala ndax dañuy door a fal ku jànge Sénégal
màgge Sénégal yaroo Sénégal xam réalité yi dëgg ndax bu dee ñi fi jaar ñëpp kenn ku ne Sénégal nga jëkk a jànge mais après dem nga ci tubaab yi xëy na am na ñoo xam dañu gaaw fàtte seen coono maanaam bi ñu demee ci tubaab yi dañu fàtte seen coono ba bi ñu faluwaatee fàttaliku wuñ ne coono bi ñu nekk am na ay xale yu ci toll moom ndax li mu mësul jànge feneen moo tax mu am gis-gis bi mu gis wala ndax dafa am xolu yërmande wala ndax développement bi mu bëggal Sénégal dafa xam ne kenn mënu ko jaar ci lu dul xam-xam te en réalité kenn mënul développer réew te amul ay doomi am xam-xam. lan mooy sa commentaire. loolu li ma ciy wax rek mooy bi mu ñëwee moom li mu tàmbalee daf ne enseignement supérieur bi il faut que ñu defaraat ko ci la defoon concertation itam joxoon ko Bachir le professeur Bachir Diagne. Bachir Diagne. donc xamoon na ni donc enseignement bi ci kaw ba ci suuf il faut que ñu réformer ko suñu enseignement supérieur bi réformer ko mu adapté wu ak suñuy bëgg-bëggi économie bi ñu soxla fii ak année yii di ñëw muy plan Sénégal émergent bi horizon bi ñu am. parce que il fallait da nga daan dégg nit ñi naan amul adéquation entre la formation ak l'emploi. da nga daan dégg ñu naan la ku génn soo demee suñ la tegee ci bureau doo mën a liggéey ndax formation bi ngay jàng ak emploi bi presque jafe Mary Teuw Niane doon na ko wax sax. donc loolu moom ci loolu la njëkk a xalaat. te loolu lim ko def mooy daf koo jox ñaka mën. jox ko Bachir Diagne mi. Souleymane Bachir mu jiite ko. ñu toog ñoom acteurs yëpp. toog étudiants yi sax ci lañ bokkoon ñu toog. génnee li nga xamante ne bi mooy rapport bi nga xam ne def nañ ko ci nan la ñuy war a suppeeko suñu enseignement ba taxawal ko léegi nag mu laaj nag liggéey laaj nag investissement yu ñu ci def laaj na ci côté infrastructure yi mooy yi ma la doon waxal léegi amphithéâtre yi mu tabaxaat yokk lii fekk parce que étudiant bi aussi en tant que tel il faut que mu nekk ci dans de bonnes conditions confort ba ki nga xamante bi dina ko permettre muy jàng ci campus social am bokkul ak nag su demee ci campus pédagogique bi nga xamante ne bi amphithéâtre yi soo déggaan da nga daan fees ba nit ñi dañuy taxaw am na ñoo xamante ne bi ci bunt yi la ñuy taxaw donc loolu yëpp du ay conditions yoo xamante ne bi nit ki mën na ci jàng du ci sawar waaw donc loolu yëpp mu xam ko moom xam na ko parce que jaar na fa donc il fallait mu corriger loolu bokkul ak nag changement yi ñuy def ci programme yi nga xamante ne bi tey jii da ngay am licence professionnelle master professionnel nga xamante ne bi da ngay génn licence professionnelle soo demee mën nga liggéey soo master professionnel soo génnee mën nga liggéey yaa may dégg donc système LMD boobu nga xam ne mais li mu jël mooy dafa yokk léegi beaucoup de filières ci université yi des filières professionnelles yoo xamante ne bi étudiant bi su génnee rek diplôme bu muy am jarul muy defuwaat ay spécialisation yenn yi pour mën a liggéey mais licence professionnelle bi muy am su génnee rek mën na ci liggéey waaw. donc loolu liggéey la bu rëy parce que li mu soxla mooy tey ñu opérationnel parce que sooy defar réew di tabax réew pour xëcc nit ñi indi seen xaalis dañuy soxla ay liggéeykat dañuy soxla liggéeykat yu mën a liggéey loolu nag ci enseignement supérieur bi laa la wax mais bokkul ak nag formation professionnelle bi formation professionnelle bi xam naa peut-être beneen yoon dinañ ci ñëw moom ak éducation de base bi parce que foofu la tàmbalee parce que nit ki soo koy defar ci suuf nga koy tàmbalee donc réforme yi mu def mi ngi ko commencé ci éducation de base def nañ ci benn concertation sur l'éducation nationale def na ko moom itam boo xamante ni ñu xalaataat na la ñuy toggee éducation bi donc la formation professionnelle nga xamante ne bi aussi suñ ñëwee jógee gars yi jógee primaire secondaire suñu génnee secondaire am na ñoo xamante ne bi jarul ñuy dem université mën nañu dem directement ci formation professionnelle dem liggéey de sorte que université yi dootul feesati wala ñenn ñi génn duñ leen mën a orienté yooyu yëpp dootul karawaat di làkk tubaab rek waaw ba pare aussi mu yokk université yi bees yi nga xamante ne moom laa la wax ni université virtuelle bi ma la wax nii def na ci lu tolloo war nañ ci def lu àggagul mais 25 milliards yoo xamante ne war nañ ko ci investir kii Amadou Mahtar moom 65 milliards Alaaji Ibrahima Niass 65 milliards voilà donc loolu bokkul ak lim fi fekkoon defaraat ko mais daf cay yokk waaw parce que université bi démb waa ji Anne Cheikh Omar Anne mi ngi naan li ñu fi fekkoon yëpp dañ ko defaraat bala ñoo tabax 6 bâtiments yi that's true parce que bi muy ñëw président bi muy ñëw foofu ba gars yi doon sànni ay kii ak yooyu di sànni boobu commencé woon nañ pavillon yi boobu pavillon yi ñu ngi commencé taxaw foofu étudiants yi doon nañ gis pavillon yi mais ak moment boobu ñu ngi commencé teg yi fi ñu ci ñenn ñi nag profito ji mais fi nekk li daan xew la rek teg noonu bàyyi très bien toj fee bàyyi bënn fale bàyyi très bien yàq fale dem doo dellu si très bien mais léegi su koo dégg mu ne la su ma duggee biir université Cheikh Anta Diop cadre de vie bi rek ni mu defa dañu def rek cadre de vie bi rek ak restaurant vraiment c'est très agréable restaurant yi moom mën naa ci témoin waaw parce que am na ci boo xam ne
man xam naa ki ko yoroon dama fa doon dem. waaw donc loolu moom xam na ni il faut que étudiant bi nekk ci condition yu baax yoo xam ne mën na ko permettre mu jàng benn. ñaar bourse bi mu wax dégg nga ni bourse bi amee importance ci étudiant parce que moom mii wax na ci léegi nee na moom daraan jël ci bourse am di jox yaayam. te bari na ci morom. yaa ngi dégg donc loolu mu xool ko plus lekk gi ñu war a lekk réforme yi mu def aussi restauration yi. defaraat nañu ay restaurant yu bari ci biir université yi dañ leen réfectionné waat defaraat leen bañ jekk ba nga xam ne nit ñi vraiment c'est agréable pour nga ñëw toog fa lekk. benn yokkaat amphithéâtre yi ba nga xamante nit ñi dootuñu buuxante te ñëw ci amphithéâtre ba nit ñi di taxaw ci bunti pour bind. donc yooyu yëpp jeex na ba pare nag laboratoire yi mu équipé ko de sorte que xale étudiant bi su demee ba jël cours ba pare su demee TP. dina fa fekk équipement dina fa fekk li nga xamante dina ko permettre mu def pratique bu nga xamante ni parce que dañ daan wax ne tellement dañ ne man maa ngi fàttaliku am na benn cours bu ñu daan def cours bi amuñu woon benn moyen pour def pratique bi. mais mu ngi ci biir programme bi c'est-à-dire que soo defee cours bi ba pare na nga war a dem labo def pratique bi mais labo ba amul woon dara ba suñ demee bu ñu waree def pratique. prof bi day ñëw di ñu expliquer ñuy dessiner da doon dessiner ci tableau bi quoi. da doon dessiner kii parce que yoruñu woon matériel bi. donc dañu doon obligé finalement dañu doon dessiner expérimentation yi. daa may dégg donc loolu vraiment ci nga ne da ngay former ay nit président de la République xam na bu baax a baax soo bëggee former ay nit nan nga war a def pour former leen. donc looloo tax tey jii lii ñu gis tey warul bett kenn. il a été formé là-bas. fa la jànge fa la jógee amu jàngawatul feneen xam na condition de vie xam na condition jàng bi xam na lépp donc vraiment suñ demee ba tey jii mu def fa lii dafa nekk loo xamante ne bii war nañ ko ci sénégalais war nañ ko ci xoolaat bu baax xam ne kii ku bëgg réew mi la te xam na fu mu jëmale réew mi. voilà et puis li ma ciy doole rek et puis moom nag yenn saa yi yàlla da koy may chance su tànn parce que njàng mi defe naa ne moment bi muy ñëw moom. su fekkoon ne am na ku melul ne Sëñ Mbaye Thiam ak Mary Teuw Niane kon dina doy waar trop. non loolu parce que bi ñuy ñëw jàngalekat yi ak étudiants yi kenn mënu leen contrôler. non loolu moom ci boppam. Macky moom ci boppam le président de la République. dafa am ay skill leadership. xam nga nee nañ leader il faut nga xam ni ngay tànne équipe. tey luñ ko xas. équipe am bii mu yor. ci domaine yu nekk nag domaine bu ne. demal agriculture ñëpp a ngi wax. macha allah soo demee élevage. Aminata soo demee amul kenn kuñ ci jàmm. coowal xar manqué na kañ nga ko jëndee. ah très bien amul kenn kuñ fi jàmm. nekk ci diw. ci équipe am. te loolu kii tànn équipe bi moom moo nekk ki nga xamante ne bi vraiment c'est un leader. parce que leader dafa bokk ci moom mu xam équipe bi mu soxla parce que da ngay xam yow li nga soxla lan la. ak ban équipe moo ko mën. bu teel bu ree lu mu def loolu la saañ bay xeeñ. looloo tax tey jii te waxuma la nag nee naa la moom ci boppam président de la république bi mu ñëwee déjà nekk koo xamante ne biñ koy fal. def naa audio bi président Wade ko njëkk a tagg. ci kanamu ñëpp. waaw mu ne il est efficace. waaw ba pare nekk koo xamante ne. il ne parle pas il ne parle pas. waaw donc efficacité boobu muy wax sans bruit. efficacité boobu muy wax ci moom. dafa nekk ci moom. parce que. soo gisee surul bi mu jógee rek génn bi mu tafalee partem li mu njëkk a def dugg biir àll bi. wër Sénégal bi. def 8000 localités. yaa may dégg jóge fa taxawal un programme. jàkkaarloog sénégalais yi. donc loolu su fekkee nit def na ko ba pare soo xoolee parcours am. ci biir état. amul kenn ku ko def. amul mosulam. donc loolu su ko amee tey jii daf koo wonewaat. que ni. lii gars yi doon woy léegi waa biddiw bu bees. raw nga leen. mooy seen sama boobu mu doon yëkkati mu doon kii fële. gars yi nag ma nga mooy bi mu doon fecc fële. ca jam ñaajo boobu gars yi ko kii raw nga leen la tudd. waaye vraiment da leen a raw fu nekk. voilà léegi xaaral ma ñëw ci suñu technicien coordonnateur lan mooy sa commentaire. Pape merci beaucoup xam nga li ñuy wax Madoc xam nga étudiant naturellement foo ko fekk xolam dafa fees dafa tàng. pourquoi parce que ci conditions yi ñu nekk. du ñu lekk bu suur du ñu naan ba mandi du ñu nelaw ba yendoor. donc de ce fait que bëgguñu gis policier. bëgguñu gis ku jege sax président. administratif président ci boppam bëgguñu ko gis. loolu tax amul benn président bu mës a jàkkaarloog 4000 étudiants. woo leen ci benn bërëb. ñëpp toog di tàccu. comme président ni mu koy waxee neen sax witteen sax yënguwul. donc lii moom rek moo ko mës a am. lii nag
ay doomu gor lañ jaakaar lool parce que nit bu la defaree dara nga gis ko nga tekk sa bët di ci njëriñoo waaw war na aussi yow tamit nga dellu ko njukkal dëgg la donc loolu la président son excellence am ak xale yi tey donc xale yëpp ko tàccu donc xale yëpp a gis lii nga xam ne tey def na ko ci biir Sénégal waxuma la sax université Cheikh Anta Diop bi ñuy wax nii mais li mu def ci université wu Sénégal yëpp comme ni ko Moussa Franck donc loolu dafa sedd xol voilà mais nag aussi am na ñi nga xam ne naturellement Pape foog ma laal leen seen xol dafa mas a tàng voilà ñu ñëw na làqatu ci ginnaaw politique bi parce que dem nañu fu nekk am nañu problème yu nekk voilà di làqatu ci ginnaaw politique bi di saaga président di saaga les responsables politiques di saaga Sénégal naan dañuy taar réew mi yooyu yëpp fekk seen problème ça n'a rien à voir avec la politique amul benn problème bi nga xam ne que kii na mais naturellement noonu la ñu mel seen xol yee tàng bëgg yéene wuñu kenn lu baax bëgg luñu kenn lu baax même réew mi tey bu leen seen saaga ñu taal ko comme ni ñu koy waxee donc loolu il fallait moom ma jaar ci parce que loolu rek lañu gis waaw maa ngi fàttaliku bi mu yeexee taw rek am na ñoo xam ne dañ doon ñaan yàlla bu mu taw yàlla bu mu taw am na ñu doon ñaan loolu mais li ñuy wax rek saa waay na ko ma ki waxee o fañeñ fañ saa wàccaa yàlla moom bi bëggee taw mu doroo fi mu ne Sénégal fépp am ndox la ku mu neex ku mu naqari fépp am ndox la bismillah rajo APR New York salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatullah. waaw kontaan nañ ci Moussa Ndiame Ndiaye. jërëjëf xam nañ ni ba mu demee école daawul jël ndaare. déedéet. te fi mu jàngi fépp ku ne xam nga ko. yéen nag da ngeen ko doon war a poser question mu leen ba mu jógee Thiès fu mu nekkoon ak fu mu nekkoon ndax mosoon naa ko poser muy tontu. te kenn ci ndéggu ko. moom nag dafa bokk ci xale yi ñuy denc pour la ëllëg ki si biir. ku mën a nekk ci réew ma ñooñu la ñuy wër. mbirum wax lu dul noonu. allo. ci moom la. kilifa dafa mel ne sa téléphone bi ngi déconné dellu sil bu fekkee ne yaa ngi ñuy dégg. mi ngi ci ligne bi kilifa. est-ce que téléphone bi rotul wala affaire yooyu. kilifa. waaw yaa ngi ñuy dégg waaw. waaw ma ni kon mbir mi moom. def ñu gis la doon wax nee na ku deful dara kenn du la defal dara. dëgg la def gi moom day bëgg a peinture te peinturagul. waaye nee naa la lu duñu gën a jub élection day gis nit ñi dem di fàq. maa la wax te ñi fàq ñëpp nag ay gor la su mujj a dem muy ma dikkee ñaa moomu. parce que dafa yor dara door a ànd ak nit ñi. yor dara door a jéem a ber daaraam. kon nag nañ nekk fa ñu nekk rek xam ne yàlla mooy atte jaam ñi suba. dëgg la saagakat yi moom fi mu ne taxaw nañu ndax ku muy tuub sëriñ si moom te àpp la ñoom du ñuy wax dara waaye yàlla moo lay àtteeg ñoom. dëgg la kon jërëjëf. jërëjëf muñ leen te bu kenn xas kenn. jërëjëf kilifa. bisimilah rajo APR New York. rajo APR New York. dama bëgg a déglu rajo bi. da ngaa bëgg a déglu rajo bi 641. 552. non. 641 552 87 62. rajo APR New York. asalaamaaleykum wa rahmatullah. salaam wa rahmatullah wa barakatuh. waaw sëñ bi dama bëggoon a participer tuuti xam naa gëj naa dugg ci sa rajo yi nag ça fait 2 ans yi nii. waaw bisimilah. mais dama bëggoon a def benn commentaire ci seen rajo laa mujjoon a duggee d'ailleurs. du ma APR nag mais nit ki soo bokkee sim réew aussi bu président defee lu baax. da ngay am audace wax ko quoi. bon li may njëkk a rafetlu d'ailleurs mooy dem gi mu dem université parce que ñun ñi jaar université xam la fa xew aussi. bu président demee danañ ko rafetlu. yaakaar naa ñun ñi nekk ci réew mi gis nañ ni à chaque fois que président am des mesures yoo xamante très importantes yu mu bëgg a annoncé. day dem dans une université annoncé ko fa. so gisuma pourquoi pas le président du Sénégal par exemple war a am lu mu wax ak Sénégalais yi. di ragal a dem à l'université wala ñu naan jël nañ ay dispositifs yoo xamante ni sécuritaire yu jéggi daywa quoi. je trouve ça anormal. Je pense qu'à chaque fois que le président a quelque chose à dire, il doit pouvoir aller à l'université et le dire là-bas, sans aucun problème. Les étudiants, ñoom ñoo appelés à être les dirigeants de demain. Donc, dañu war a teeru seen président welcome ko. déglu ko mu wax li mu leen di wax. mu am li mu am pour wax ko fa mu wax ko fa. dans la paix.
loolu ñun ñu ngi koy rafetlu quoi. jërëjëf. Bon mesures yi nga xamante ne aussi pour stimuler inciter les étudiants à mieux faire aussi. C'est ñun dañ koy rafetlu. parce que je me rappelle je faisais droit quoi. mais loolu c'est dans les années c'est avec le régime de Abdou Diouf en 94 98. ñun bañ fay nekk aussi première année deuxième année bi ñu ñëwee jàll. on nous donnait 18 000 francs. mais quand je faisais droit quoi et puis am naa ñoo xamante ni. xam naa suñuy déglu danañ ma mën a seede li may wax nii. bon ñu ngi fii mais du ma citer seen tur parce que xaw ma danañ ko bëggam de. mais bu ñu jàllee ñun ñëpp dañu yokkal bourse 36 000 parce que nekkuñ foofu di reprendre benn année quoi. comprendre kon li nga xamante ni mesures yi mu jël nii ñu ngi koy rafetlu franchement di ko wax ni ko lépp lu mu si gën a mën a def na ko def quoi parce que le président quoi qu'on dise bah, je sais qu'il y a des failles, mais il travaille. Je viens du Sénégal il y a 2 semaines de cela. jaar naa si route yu bëri dem naa Kaolack dem naa ba Richard Toll. mais j'ai vu que franchement par rapport ak la ma fa doon gis il y a un grand changement quoi. dem naa Diamniadio également gis naa fa changement. voilà léegi nag li nga xam ne moom lay ñaawlu te bëgguma yéen ngeen dugg si aussi parce que le président fait partie de ma liste short list ni ñu koy wax. su ma doon voter 2 personnes su ma doon tànn 2 personnes le président Macky Sall en fera partie. n'est-ce pas. mais li ma mën a détourner mooy que ni li nga xamante ni yéen a ngi koy maa ngi koy déglu naa leen la fois passée ngeen wax ko ci Sonko quoi affaire sikkim affaire muuru su ma sañoon yooyu dañ koy jël teg ko de côté quoi di wax ci programme. mais la personne le bon physique Sonko ne nous intéresse pas. n'est-ce pas mais son programme nous intéresse et su mel ni man par exemple di leen dégg. merci allez Pape. allo waaw dagg nga de. dem na wala yeneen daal je vous remercie. voilà jërëjëf def nga sa commentaire rafetlu nañ ko mais xam nga nag politique aussi ni ñu koy waxee ku sa wujju rafet ku sa wujju sëlam doo set Sonko moom ñun duñu mën a wax ci moom lu baax lu ñu xam ci moom ci loo xam ne dina ko teefalu dinañ ko wax parce que yaakaaruñ ne moo gën ci suñu réew. loolu rek la mais bañuñu personne Sonko mais aussi ku ko def ku ko wax la bëgg lu ñu mën a def ba suñu candidat gën ko moom dinañ ko def bu soobee yàlla. waaw léegi Pape ñu dem suñu publicité tuuti. voilà ñu dem te ñëw waaw. malheureusement aussi comme niñ ko defee woon la semaine passée mën nga préparer yenn yi man ma def bu Brooklyn bi. waaw kon xam naa rek dañuy daal di dem ci Baobab restaurant bu ngeen fa demee da ngeen fa fekk lekk gu neex gu sell. gu xam ne ñi leen koy jox mën nañ liggéey ba yaru nañ da ngay daal dem rek boo bëggee ceebu jën ceebu yàpp maafe suppu kànja suluxu mbalaxu wala bu dee guddi gi da ngaa bëgg dibi ginaar wala dibi yàpp wala jën bu ñu lakk wala nga bëgg caagri wala nga bëgg tii wala café wala nga bëgg seetaan télévision yi bu dee théâtre Afrique yi wala football américain bi wala football du monde boo ci bëgg a seetaan boo demee di nga ko fa fekk wala nga woote ci 212 864 47 00 212 864 47 00 boo demee da nga fa fekk soxna Kiné soxna Maymuna ak soxna Momi la ñuy def xam nañ ko yaru nañ tey nañ jox nañ nit cëram kon ñun ñëpp nañ àndandoo dem ba Baobab. merci Pape bu ñu demee Baobab nañu des toujours ci gaal gi demaat encore Baobab boobu nekk Brooklyn donc mooy Baobab Brooklyn boobu nekk diggante Nostrand ak Fulton lekk jàng fa lépp li ngeen bëgg ndekki añ reer lépp nga fa vraiment set na climatisation beeg lépp nga fa donc mën nga fa seetaan télévision comme ni nga bëggee match européen yëpp lépp nga fa donc bandiraɓe jeehe toon to Brooklyn Baobab Brooklyn so jeeyi toon mon taw toon Baobab mawɗo o vraiment ko on gaddana ɗum hay goto goɗɗo jeeya ɗum sowona onon donc woni ko hakkude Fulton Street e Nostrand e Bedford donc toon so jeeyi toon kassari nan toon hirande nan toon bottari nan toon te kadi vraiment ko joƴinta on ko fof nan toon sukaɓe mon gadde rewɓe mon gadde hoɓɓe mon gadde vraiment so jiiɗi kadi mbawi waɗa noon délivré ha nder galleji moon donc numéro téléphone o ko 17 18 484 48 66 donc jeehe toon Baobab restaurant. Yeah.
ma golle ndi wudata bandu giɗoma darni fi ñini giɗo hakkude koni ko min yiɗma ɗum ene yona mayo Assalamualaikum. Waalaikum salam wa rahmatullah. maa ngi lay nuyu bu baax de kontaan ci yéen Pape maa ngi lay nuyu. sëñ Basirou ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. di nuyu Moussa Ndiame Ndiaye di nuyu Baboy. jërëjëf. sëñ Basirou. de kontaan ci ñi nga xam ne dañoo duggoon wax ba pare xam nga kii yéen ki génn sax li mu wax d'accord naa parce que am na façon production yoo xam ne seen wax. li ñuy wax ci film am na film yoo xam ne mooy la ñuy wax. film yoo xam ne mooy digital ak gën a war a ko déglu am na wax yoo xam ne yow mënoo toog ak sa doom di ko déglu moo tax sëriñ di ko déglu loolu du cadre politique boo dégloo Moussa Ndiame Ndiaye débat bi mu def keroog moom ak Alain ak Njàmbur ku ne mën na toog déglu ko parce que xam-xam la doon waxee waxu teggin waxu yar parce que xam-xam la doon waxee xam-xam la doon waxee waaw xam-xam la doon waxee mais nag sénégalais moom wax bu ñaaw boo koy def dalay sax jéppi ah mais bien sûr. ñoddiwul kenn. te nag ki ngeen am kaar barikàlla dafa boole yu bari. macha allah. am nga fit ndax ba mu demee 2015 xaw ma. université bi sànni ko xeer. nit ñee ko mel moom melu xool dafa xam ne ñii dafa buñ ko sant. waaw. mu wan leen nag daa dem def la ngeen wax dellu siwaat waaw waaw. def na ko yàlla may ko fit mu delluwaat ne leen léegi lu ngeen wax. dara. ñu tàcc. dara Habib Bakay la leen xam ne ñoom itam ay jànkal lañ ay borom xam-xam lañ kontaan nañu wanoon nañu ko def kontaan nañu mool leen na leen nag man yéen laay liggéeyal parce que amul fenn fu dul Sénégal moom président de la République. yàlla am loo ko wax mu muñ du la faale. xam na ne yàlla dana ko fayeekul. waaw inna laa maa saabiriin yàlla mu ngi ànd ak kii muñ. dëgg la. képp koo xam ne yaa ngi koy xas. doo ree. déedéet. te nag dëkk bi amatul médicament de. fi nga nii koo ci xam ne sa xol dafa bañ Macky Sall bu fekkee te amuloo médicament boo fajoo boo mootul lii jëkkee rek nga ñàkk sa bakkan. ñu faral jàmm. jërëjëf jërëjëf. dafa mel ne am na keneen bisimilah. allo. waaw. salaamaaleykum. salaam wa rahmatullah. kooku la Pape. waaw. wala Baba Diop. Baba bisimilah bisimilah. ça va maa ngi nuyu ak Baboy ak Moussa moomu Moussa Ndiame. waaw te sax mooy li Bassirou wax léegi rek moom kay vraiment moom. bu mu demati fenn fii leen ko fi rek. non dama koy yeew fii. moom non temps yi moom soxla nañ ko trop. dama koy yeew fii du dem fenn. c'est ça ñëpp a kontaan vraiment keroog. débat bu civilisé la def. et puis ànd ak dal. ndax ñëpp kontaan nañ ci ñun loolu lañ soxla quoi. jërëjëf. waaw ay débat d'idées bon nit ñi wax seen xalaat après gis naa sax Njàmbur moom dinaa ko attaqué parce que gis naa ne moom keroog da ngay waaru moom mel saa fu mu nekkee yàq nàkkam quoi. non noonu la politique noonu la mais dara. Baba. waaw. maa ngi fi woon man maa najoon Ndiaye. non noonu la mais. maa ngi toogoon mais yow loolu doo ci tiit parce que ki nga fa yebaloon moom mën na booram quoi. mais c'est ça yëpp ci kontaan. voilà mu ba pare nag waaw imaamu bopp kañ yeeg ñëw nangam. ku ci am lay wax na nga ñëw jàkkaarloo gars yi wax parce que dañuy wax rek mais gis nga au niveau du Benno Bokk Yaakaar. plus de 100 Ndiame ngi fi toog di xaar. dëgg la waaw. dañ leen gisul rek mais ñu ngi toog di xaar bon donc mais boo tax yenn wax yu ñaaw yeeg yooyu yëpp jaru ko quoi. jërëjëf nañu joxe seen. jërëjëf Baba li ñu dese ci. li nga xam ni moom la Sénégalais yi xeetu ci ñoom. dëgg la li ñu ak naan mag yi ragal la ak yooyu. waaw Idrissa Seck tey bu doon moom dina ñeme dem université. non moom kay réer na moom sax Baba. merci Baba maa ngi lay gërëm mais émission bii di ñëw. merci émission bii di ñëw dama wanteet fa Idrissa Seck damaa bëgg a xam fu mu nekk ku xam fu mu nekk. wax ma ku ko faral nag ma ko. non damaa bëgg a xam fu mu nekk ñu ngi koy wër.
léegi Moussa xam naa ne temps bi jeex na léegi lan mooy si dernier rek tàggool rek. waaw di gërëm ñëpp di sant ñëpp di wane rek vraiment ñu ngi fii incha allahu rabbi yeneen émission yi di ñëw nañu dugg ci secteur yëpp. benn par benn. li ci président def lépp ak lu tax mu def ko ak vraiment fa mu jëme réew mi. technicien incha allahu rabbi. oui vraiment merci Pape vraiment kontaan nañu donc ba semaine prochaine rek comme ni waaw kon gars yi ni ñu leen ko waxee rek lu ji wa jeexul jógu fa Pape Babou la woon Moussa Ndiame Ndiaye Baboy Kane bu àjjumaa ñu ñëw ci Madické Niang booy bi amati na beneen victime Prince Karim Boun Abdallah defati na beneen victime bu àjjumaa ñu ñëw ci Madické Niang 88 laa ko xam moog Ablaye Wade mu nekk avocat moog Madické Niang ak maître Yirim Thiam ak Boukounta Diallo ñoo ko doon défendre 88 booy bi éliminé ti na ko te booy bi moom is not going anywhere ba àjjuma ak jàmm